l'État lii suñu taxawaay ñun mooy d'abord nekkal fi population bi nekkal fi askan wi kon nag fu askan wi amee jafe-jafe lépp lu ñu waroon def wala lu ñu doon def war nañu taxaw jublu ci indi ay saafara yuy faj jafe-jafe yooyu. askan wi di dund mbënd mi jamono bu nekk di ñëw di ñëwaat donte ñu yoroon dogal yi jëloon nañu ay matuwaay waaye yooyu la matuwaay doyul looloo tax nguur gi fi nekk ci atum 2012 ba léegi jël yeneen i dogal ngir jëlee fi mbënd mi jaare la ko ci weneen doxalin bu gën a méngoo ak jamono li ni mel tàmbali na am ay njeexital yu baax te am solo ci département bu Pikine ak Guédiawaye ci diwaanuk Ndakaaru nguurug réewum Sénégal ci ndigalu njiitu réew mi Macky Sall taxawal ci atum 2012 projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique projet googu ñu taxawal ko ci jàppandalu Banque mondiale Fonds nordique de développement Fonds pour l'environnement mondial koppar bi ñu tàbbal ci projet di kuréel gi nga xam ne dafa jóg ngir xàll ay yoon ak li ni mel ba ndoxum taw mi mën faa jaar ba mën du am tollu ci téeméer ak ñaar fukk ak benn yu tegal ñett ci millions de dollars américains ñu xayma ko ci juróom benn fukki milliards ak ñeent yu tegal ñeent fukki millions ak juróom ñett ci francs CFA. li si gën a fës mooy que ne fi ñu def daal projet bi collectivités locales yi ñu ko def communes yi ñu ko def moom kenn dégg fa inondation kenn dégg fa wàllu mbënd parce que comme niñ ko waxee démarche bi moo amoon solo mooy damay dem xam fi koy jëm da ko gën le fait que ñu commencé par planification par ay études ba xam exactement fa la ndox yi di jaar ak lépp ñu delloowaat ndox mi yoonam je crois que loolu tamit si lu am solo la woon beneen bi mooy fi ñu def ouvrage yi kenn gis fa inondation bi si topp mooy ouvrage yi dimensionné nañ ko ba nga xam ni même si localité yooyu bu population yi di yokku wala installation yi di gën a maanaam dense di gën a am doole du tax mu saturation bi gaaw. lu ne fang kenn du ko jeex projet njëriñam dafa teel a feeñ bi ñuy amal xayma koppar gi ci banque mondiale ak fonds pour l'environnement mondial tàbbal ci fanweeri fan ak benn ci weeruk mai atum 2020 la ñu gis mooy projet soppi na anam ak dundinu ñay yeewoo ca fa muy amalee ay liggéeyam. projet yoon yi mu xàll bokk na ci 20 kilomètres ak juróom-ñeent yu tegal ñett ci ay canal yu ñu tëj ak yu ñu tijji ñu koy woowee grande section 20 kilomètres ak benn ci ay canal secondaire yu ñu tëj ak yu ñu tijji 20 bassin ak benn yu mën a dékku juróom-ñaari téeméeri junni mètre cube ak téeméeri junni mètre carré ak juróom fukk muy 20 junni ak juróom ci mètre linéaire ci ay yoon yu ñu xàll samp fa ay lampe defaale fa ay pavage ngir ndox mi mën faa jaar ba mbënd du am benn station booy manque ndox mi ci anam gu gaaw ñetti station secondaire de pompage loolee lépp askan wi di ko rafetlu ndax itam daf leen ni teggil seen coono. ñu sant yàlla bu baax a baax en tout cas daal fu ñu liggéey fu projet bi amoon ay ouvrage vraiment sant nañu yàlla xalaatuñu sax suy taw nit ñi duñu xalaat sax que taw bi ndox mi day taa wala kii day dem après day dem même su taayee c'est pour quelques minutes quelques heures mu dem yoonam. bassin bi daf ñu fànk ci affaire yu bëre ndax def naa moom mooy liggéey bu gën a rëy bu projet bi def ndax li tubaab naan bassin versant maanaam ndox su ndox amee fenn am na fu muy wuti pour daw pour dem ñun amuñu woon ndox mi fu muy génn pour dem géej donc bassin yi dañ ko def moom ndox mi yëpp fii lay ñëw pour dem géej donc vraiment ñuy sant bu baax a baax di naan on n'a pas de problème on n'a pas vraiment kontaan nañu. maa ngi ni taxaw yéen fii am na temps yoo xam ne ñemewuñu woon taxaw fii ndax fii yëpp dafa fees sax ndox kenn du fi taxaw. waaw léegi xool bu tawee juróomi minute fukki minute yëpp dem regard yaa ngi nii mu ngi nii eau fluviale assainissement tuyau yaa ngi dem géej gis nga station bu bees bi ñu tabax fii mosuñu ko am amuñu ko woon. naga nii daaw lañ fi taxawoon wax ak yéen journalistes yi ñu wan leen ne ñun ay sénégalaises rek lañu bu doxee dañuy wax dox na bu doxul it dañuy wax doxul daaw doxul woon ñu wax ko ren moom macha allah tane na ndax ndox yi mi ngee dem. projet bi wax dëgg yàlla am na lu mu jëriñ ci biir quartier bi ñuy ñaan yàlla rek mu continuer noonu.
projet méngale jëfam ak li ko tax a jóg di yokkute askan wi ci tëralinam di defar ay yoon ak li ni mel ngir ndoxum taw mi mën faa jaar ci gox yeeg goxaan yi rawatina li wër Ndakaaru di boole askan wi ci liggéeyam ba mën a wàññi mbënd mi ak loraange ya muy indaale looloo tax ñu samp ci gox yeeg goxaan yi juróom-ñeenti COLIGEP di comité locaux d'initiative pour la gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique di ay kuréel yu ñuy taxawal ci gox yeeg goxaan yi seen taxawaay di méngale ak boole seeni xalaat ak xalaatu askan wi ngir xeex mbënd mi. lu tax ñu créé COLIGEP bi parce que ñoom maison facilitation yi ñuy jëloon MSA ak ENDA mais xamoon nañ que ne tôt ou tard ñooñu seen contrat day jeex alors que léegi pour mu am il faut que mu am ñoo xam ne ñu nekk toujours sur le terrain pour assurer liggéey bi moo taxoon ñu créé COLIGEP formé ko donc looloo waral tey sax ku mel ni man tey ji mun a taxaw di wax ci projet bi dégg nga ba pare di encadrer sax ay commission yu greffe yoo xam ne ñoo war a toppatoo bassin yi. COLIGEP yi ñu taxawal ka ci ak arrêté municipal muy ay kuréel yu ñu tekk ci kilifteefu kay jiite gox yee goxaan yi mu ànd ci ak délégué de quartier yi mbootaayu jigéen yi ak ndaw ñi ak kuréel yi yëngu ngir xeex ak wàññi mbënd mi ak gën a ñoŋal dëkkinu askan wi. ñaari téeméeri nit ak ñeent fukk boole nañu leen ci doxini COLIGEP yi te itam tàbbal nañu seen loxo ci yee seeni moroom ci projet bi solo si di xiirtal nit ñi ñu wane ak dogu ngir askan wi mën a taxaw saabu loraanga amee waaye tamit sàmm ak aar jumtuwaay yiy waral ndoxum taw mi du taa bay mën a indi ak mbënd. moo tax ñun ENDA ñu dugg ci mbir mi def li ñuy wax ingénierie sociale pour fexe ba askan bi gis seen bopp ci liggéey bi. loolu nag dafa am solo parce que boo bëggee askan bi xam liggéey bi ni mu tëddee jàpp ne moo ko moom dugal ci loxoom ba bu liggéey bi jeexee tamit mu nekk ci ginnaaw dëkk ak ouvrage yi di ko toppatoo loolu il faut nga am ay pexe yooyu laal. moo tax nag lépp loo xam ne projet bi laal na ko wala laaj na ko wala war na ko doxal ñu woo askan bi toog ak ñoom leeral leen mbir mi donc transparence daf ci amoon importance ba dara du leen ump ci projet bi d'ailleurs travaux yi sax bi ñu koy def. fu ci toll ñoom dañuy ñëw visiter. comme maire yi moom moo yor gestion li wër bassin bi yëpp li ñu mën a def mooy fexe ba intégrer population bi ci ñoom ñu approprier bassin bi tey boo ñëwee gis ne population bi génn na les jeunes sont là les femmes sont là pour que li nga xamante ni moom mooy ouvrage yi nga xam ne ADM def na ko vraiment ñoom ñu nekk ci affaire ci entretien bi. lu jëm ci wàllu set setal ak nettoyer alentour bassin bi mairie bi ak population bi dañ koy def de façon récurrente. parce que chaque mois ñoom dañ koy organiser donc mën nañ ko organiser ci benn portion ñaari portion mais des fois aussi ñu organiser ko ci alentour bassin bi yëpp donc loolu ay activité la yoo xamante ni ñun dañ ko intégrer ci suñu programme de quartier mairie bi aussi di si jàpp bu baax. bi ñuy taxawal projet dañoo bàyyi xel bu baax anam gi askan wi dëkkee wutal leen ay jumtuwaay ngir ndoxum taw mi di fa jaar ba bañ a indi ak mbënd moo tax ñu taxawal juróom-ñaar fukki projet d'investissement communautaire ak ñett tàbbal ci $1 milliard yu tegal juróom-ñetti millions ci francs CFA jubluwaay bi di defar ay bërëbu feexlukaay ak fuy xale yi di mën di fowee di fa tàggat seenuk yaram ci wetu jumtuwaay yooyu ngir ñu gën kaa mën a jëfandikoo. ñaar fukki junni nit ak juróom benn ñooy jëfandikoo yooyu le bërëbu feexlukaay kaaraange am fa ndax itam dañ fa defaale ay lampe ngir toppatoo ak saxal projet d'investissement communautaire yooyu moo tax ñu samp fa juróom-ñeent fukki banxaas yu koy saytu ak li ni mel. tali bi ngay gis ni daf doon am ndox noor ak nawet impraticable kenn mënu see jaar. taximan yi sax boo nekkoon Dakar boo leen ne Gunaas sax duñu wax ak yow sax waxumal nag lu des kër yi dañ ko doon jaay bazar ay 300 000 ay 400 000 bu bëree ba bëri 500 000 parce que kenn soxlatul woon kër yi kenn bëggatul woon sax dëkk Médina Gunaas projet bi mu ñëwee ba tàllal tali bi ñu defaree tali bi mën nañ ne boobu la ñu génn ci inondation kon ñun projet bi amal nañ njëriñ boo xoolee sax léegi ñëpp a ngi tabaxaat seen i kër ñëpp a ngi ñëwaat. fii dëkk naa fi depuis 1989. fii nu mu meloon kenn mënu la koo wax. inondation bi sonaloon ñu trop yàlla def na nag bu ñu tabaxee bassin bi defaral ñu ko pavage bi defar ko yëpp
vraiment gis nañ ci amélioration bu bare buy taw buy sebet dootoo gisati ndox dematuñu fenn ADM vraiment duñ def dara lu remercier leen. kontaan nañu ci liggéey bi ñu liggéey fii kenn amatu fi tolof heure bu la neex ngay tëdd soo génnee fii ba minuit 1h sax boo ñëwee di nga fekk ay nit fii ñu toog am na ñoo xam ne chaque ngoon bu nekk fii la ñuy ñëw pour féexlu taaw koor gi ñëpp fii la ñuy féexloo kon loolu ku mu doyul dara dootu la doy. fexe ba nit ñi dolli seen xam-xam lu yitteel projet bi la di projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique looloo tax ñuy amal ay daje tàggatu ñu xayma ko ci fukk ñu tàggat fa ñeenti téeméeri acteur juróom ñetti fukki junni nit ak ñeent ñu yee leen xamal leen téeméer boo ci jël juróom fukk ya ak ñett ay jigéen lañu wër leen ci ay gox ngir ñu sàmm jumtuwaay yi nga xam ne jot nañ kaa taxawal ngir mu yóbbu ndox mi ba mbënd du am waaye amal ay émission ci lenn ci ay rajo. maire yaa ngi fa conseil municipal yaa ngi fa service technique yaa ngi fa association yaa ngi fa ak yeneen kuréel bari nañ lool ñu xam ne at mu ndot lañ doon liggéey yàlla def na vraiment jàppale nañu ci ba askan wi aussi leer na seen xel ne lii ñoom ñoo ko moom te ëllëg ñi fiy nekk di liggéey bassin dañuy dem ñoom ñoo fay des ak seen i bassin te ñoom lay defaral moo tax bañ ko comprendre am nañ comportement boo xam ne ñun vraiment am nañ ci mbégte parce que am nañ sax ay champion yoo xam ne dañ leen distingué ñu mel ne ay maire bassin ay pas bassin ñoo xam ne seen taxawaay ñëpp dañ ko rafetlu ci wàllu cet ci wàllu surveillance ba nga xam ne askan yi di leen toppandoo ci loolu. ngir dëkkin wi gën a méngoo ak jamono projet am gisin bu mucc ayib ngir gox yeeg goxaan yi moo tax fa muy amalee ay liggéeyam ñu samp fa ay jumtuwaay yuy bàyyi xel soppitey jaww ji. ñu mën caa lim plan directeur de drainage bu Pikine ak Guédiawaye système d'information géographique bu Pikine ak Guédiawaye ak ca diwaanuk Ndar Géej plan d'urbanisme de détail bu Pikine ak Guédiawaye ak bu pôle urbain bu Diamniadio ak plan directeur d'urbanisme bu ñu yeesal ca diwaanuk Ndar Géej ak plan de gestion des risques d'inondation ca pôle urbain bu Diamniadio muy ay doxalin yu yees yu kenn du lam-laamee. xam fan jëm fan la ak naka lañ fay demee. loolu la ñuy wax planification si lañ def li ñuy wax plan directeur de drainage loolu daf ñoo permettre ñu xam depuis avant que installation wala urbanisation bi di mel nii mu mel si banlieue bi ak si Dakar ak si Sénégal fépp ñu xam ndox yi fan lañ doon jógee fan lañ doon jaar pour dem tuuru ji géej wala pour dem si lac yi nga xam ne ñoom ñoo amoon si biir Dakar mooy dex yi fi nekkoon si biir Dakar bi ñu defee étude boobu ba xam exactement fan la ndox yi doon jaar fan lañ doon dem. ñu tëgg si nag benn projet ak ay documents yoo xam ne dinañu permettre ñu delloowaat ndox mi yoonam parce que olof moo ne ndox du fàtte yoonam ñu delloowaat ndox mi yoonam espace yi ñu libéré ñu aménager ko def ko ay fowukaay pour xale yi footballukaay basketukaay entraînement kaay dawukaay yeneen ñi ñu defal ko mag ñi foo xam ne dañ fa mën a toog féexlu fa wërd fa ñaan fa wala waxtaan fa donc loolu mooy li nga xam ne mooy lu bees li nga xam ne projet bi indi na ko ci wàllum xeex mbënd mi leneen lu am solo lu projet bi liggéey ca Langue de Barbarie ca diwaanug Ndar Géej taxawal fa ay jumtuwaay yu sax ngir xeex géej gi na muy randusee di nangul leneen ci ay kër ca Langue de Barbarie ca diwaanug Ndar Géej ba tey projet ngir lawal tëralinam ci département bu Ndar fexe na ba ñëpp bàyyi xel ci tolof-tolof yi nga xam ne randuse géej gi mënees na koo indi moo tax projet fexe ba ñëpp joxantey loxo ñu taxawal association des collectivités territoriale de Saint-Louis muy kuréel gi nga xam ne dafa ëmb ñi nekk ci gox yee goxaan yi ca diwaanuk Ndar Géej beneen solo projet gannaaw xàll ay yoon ba ndoxum taw mi dafa jaar ba mbënd du am muy wut ay jumtuwaay waaye yaatal jëfam buy tax mbënd mi du indi ak loraange la muy jur mooy amal ay yoon waaye tamit diwaan yu méngoo ak jamono ba askan wa fa yeewoo soppitey jaww ji du leen indil ak loraange. Gouvernement bi xam nga toogul woon rek di xool population bi dafa ne woon waaw population bi am na jafe-jafe mais xool dëkk yi nga xam ne ñoo gën a mettile ci mbënd mi mu def li ñuy wax bassin de rétention mais bassin de rétention yooyu bu ñu ko xoolee bu baax na mu waroon doxe dëgg doxewu ko ndaxte bu nit ñi xoolee na mu mel ci mbalit yi ñu fa doon sotti ci saleté yi nga xam ne dañ ko fa doon sotti
ku am sa fas bu dee sa xar bu dee wala sa frigo bu yàqu ñëw xëlëb ci biir léegi projet bi na ñëw ne ma su fekkee ne dama war a ñëw liggéey ak askan wi pour xeexle leen mbënd mi su ma defaatee nii du sotti parce que xaalis bu ñuy yàq la kon bassin yi damay ñëw soppi leen moo tax mu ñëw soppi bassin yi li ñuy wax def leen aux normes ni bassin war a mel mu def ko noonu clôturer ko def ci sécurité ni mu war a xóote mu xóote ko def ci li mu war a def yëpp mais def ne du ma yem ci loolu kon mu ne léegi nan laay def damay dugal beneen pexe boo xam ne day fexe ba askan wi jàpp ne liggéey bi seen moomeel la. ADM ba ñu commencé liggéey bi avant ñu commencé d'abord dañoo ñun sant ni ñu wër ci quartier yi wax leen que ne mbënd mi ñoo ngi ci bu soobee yàlla que ne am na projet boo xam ne bu démarré ñoom seen bopp daañu ci gis seen bopp est-ce que tu vois bon comme ni ma ko waxee am na ñoo xam ne bañ koy wax dañ ñëwoon waaye waxi politique la mais tey jii je crois que ñooñu amatuñu lu ñuy wax nde fi ne nii ñëpp a ngi nii jàkkaarloog bassin yi et tey fépp fu ñu def bassin fi ne nii tey jii il faut reconnaître que ne amatuñu problème inondation xalaat ak tëralin ngir wéyal investissement yi ak askan wi ni leen projet bi yittelee jar naa bàyyi xel ci loolu ay financement yu sax lu mënul ñàkk la ngir wéyal li ñu jot a jëmmal fexe ba askan wi gën a sawar waaye tamit ak jàppale gu sax dina tax projet bi ñu am ci ab ndam bu dul fay benn yoon. pérennisation bi nag moom amuñ ci xel ñaar bu baax parce que comme niñ ko waxee bi ñuy commencé dañoo ànd ak population yi nga xam ne ñoom ñooy des ak ouvrage yi ñu impliqué leen bi ñuy commencé bi ñuy tëgg projet bi ñu ciy xalaat bi ñu koy exécuté ba bi ñu paree dafa leen tamit ay formation yu baax si naka la ñu war a maintenir ak entretenir ouvrage yi moom bañ a yàqu seen loxo naka la ñuy xeexee tamit ak li ñuy wax piratage mooy ñi siy branché wu de manière clandestine ak yu demee noonu yooyu yëpp ñu jàngal leen si tàggat leen si bu baax a baax ba ñun gis nañ leen tamit si terrain bi ne ñoom ñu ngi bàyyi xel bu baax propreté bi ak entretien bi ak ouvrage yi pour que mu bañ a am benn difficulté bi si topp mooy comme acteurs yu bëri ñoom ñuy intervenir si wàllu xeex mbënd mi am na étude institutionnelle yoo xam ne defoon nañ ko pour ku nekk ñu wax ses responsabilités ku nekk ñu wax fa nga war a taxaw la nga fa war a def te loolu tamit partagé nañ ko ba ku nekk la nga war a def xam nga ko te yaa ngi koy def yooyu yëpp boo ko boolee nag mooy li nga xam ne moom mooy assurer pérennité wu ouvrage yi. ci xayma projet tax na mbënd mi na mu waroon a bare ci diwaanu Pikine ak Géejawaay wàññeeku waaye tamit projet jëmmal na ay tëralin ak jumtuwaay ngir xàll ay yoon ba ndoxum taw mi di fa jaar di xeex ba géej gi na mu daan nangoo kër yi wàññeeku ak dëkkin bu jaarul yoon bi loolee lépp muy ay jafe-jafe yu ñuy gis ci lenn ci diwaanu Sénégal jëlee fi tolof-tolof yooyu mooy xeexu gouvernement bu Sénégal muy wane taxawaay bu am solo ngir kan wi dund ci na mu gën a baaxee te jaar yoon. li ñu mën a gis mooy fépp fu projet jaar inondation amatu fa boo demee Dalifort demee Cité Soleil boo demee ay Médina Gounass ak yeneen quartier yoo xam ni ci biir Kër Massar même inondation amatu fa lu tax ndax projet moo fa def liggéey avec ADM ñu taxawal liggéey bu mucc ayib boo xam ni gis nañ ko man mi dem naa fa bu benn yoon bu ñaar visiter xool saafonteeg askan wi ci turu président Macky Sall ñu xamal ma ni ñoom de wax dëgg yàlla projet bi mu fi ñëwee ba léegi ñoom fàtte nañu luy inondation donc loolu mbégte la doon ci président Macky Sall d'abord ak gouvernement ak askan wi nga xam ni ñoo nekk ci biir projet bi. li tax tamit ñu am satisfaction mooy fépp foo dem ci gox boobu projet lañ lay wax même partie nga xam ni tey jii dafa inondé te président Macky Sall dem fa koy gërëm di ko sant ci mesure yu am solo yu mu jël wax ni dina indi projet 2 muy seconde phase boo xam ni day jël quartier yi nga xam ni ñoo gën a nekk ci jafe-jafe tey mu mel ni Camille Basse mu mel ni El Hadji Pathé mu mel ni ay Daaru Miset mu mel ni une partie de ay unité 3 ak yeneen unité yi ba Jaxaay loolu yaakaar bu rëy la jur ci askan wi gis ngeen ko bi mu fa demee di def visitam te li ñu wóor mooy ADM ak expérience bi mu am ci projet 1 capitaliser ko songu projet 2 dina tax ñu mën koo def ci lu gën a bar. fas yéene na ñu tàmbali programme assainissement bu bees bu am solo boo xam ne
dana nekk sax Sénégal yëpp waaye li ñuy wax épicentre bi li ëpp solo dañ koy tàmbale fii ci Kër Massar programme boobu projet si la bokk ak waa Banque mondiale waxtaan nañ ci ba pare lu toll si 1,0 milliard mais daal gox bi di unité 3 Camille Basse jëm yeneen unités yi Alaaji Paate ak li ko wër fi ba Malika fi ba ngay dem Jaxaay programme yooyu yëpp danañ ko tàmbali dès que nawet bi jeex lu am solo la waaye li ma leen di ñaan aussi mooy bu ñu defee lii bu ñu demaat ci yeneen i xur di fa def ay dëkkuwaay parce que ndox moom fu mu daan jaar saa yu ndox ñëwaatee fa lay jaar kon dinañu fexe ba lii ñu engagé ko mu am solo programme national la nag kon du gox bi rek parce que am na yeneen gox yu am jafe-jafe yoo xam ne xëy na jotuma fa yegg waaye nañu xam ne programme national la ONAS dina ci liggéey bu baax a baax ak yeneen kuréel yi su ko defee fii ak mois d'octobre dinañu pare lépp luy préparation ak budget yi pour que ñu tàmbali liggéey bi. ci jeexal nguurug réewum Sénégal jaarale ko ci PROGEP di projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique fësal na ay tëralin yu am solo te baax ngir jëlee fi mbënd mi rawatina ci banlieue bu Dakar ci diirug juróomi at PROGEP wane na la mu mëne indi ay saafara yu sax boole ñëpp ci liggéeyam muy lu ñu mën a teg ay gët waaye tamit am ay njàngat yu am solo yuñ ci mën a jëlee am itam ay ngëneel yu kenn mënula naa table